ngay jiite ñu ngi lay ñaanal baax nga yàgg fi loolu te wér mais di bàyyi xel aussi sunu mbokku chrétiens yi nga xamante ne ñu ngi seen weeru koor ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah mais di bàyyi xel aussi ceux qui sont malades jamono ji ñuy wax am na ñoo xamante ne ñu ngi ci hôpitaux yi tëdd ñaan sunu borom mu fëgg seen bopp ba ñu dellu seen activité yi ak ndeysaan ñi nga xamante ne caabi da leen féeti gannaaw ñu nekk ci kaso yi ñaan sunu borom aussi mu génne leen ci natt boobu ba ñu duggaat ci société bi li ñu faral di wax rek Sénégal ci luy baax la am ruux bu sedd mais dara bu bàyyi fàllu ku ne am nga ci morceau mbokk yi tey seen émission li ci dëkk bi nag dañu jël thème bu am solo di ko waxtaanee parce que bii passé ñu ngi woon ci soubassement politique yi ci dossier Ousmane Sonko waaye bii yoon ñu jël le rôle des religieux ci situation politique gu Sénégal parce que kilifa diine yi dañu am baat ci réew mi kilifa diine yi tey jii képp koo gis mu yëngu ci wàllu politique am na kër diine gu mu bokk kon ñooñu tey jii duñu ñu ndaw duñu simple citoyen ci réew mi parce que dañoo am kaddu ci réew mi boo ñu waxee ñëpp déglu leen réew mi nga xamante nag dem na ba jamono jii ñu gis tension politique bi toll benn niveau boo xamante ne niveau bu doy waar la ba ñu dégg arrestation jàpp nañu diw mu nekk mbir mu doy waar Sénégal gi yëpp di poser benn question ana kilifa diine yi lu ñuy xaar pour wax ñu ngi fàttaliku jamonoy maam Abdou Aziz Dabakh ñaata yoon la génn alerté ñaata yoon la génn wax état bi li ngay def tegul ci yoon ñaata yoon la génn wax nit ñi kat nañu réglé maanaam dañu soxla kàddu kilifa diine yi bu ñu nee kilifa diine yi nag imam bi ci la ndongol daara bi ci la ñi nga xamante ne ñoo jiite kër diine yi ci lañ waaye aussi suñu mbokk chrétien yi prêtre bi ñoom abbé ci lañu kon yaakaar naa ne débat bu am solo la ba tax nañu am ci invité yu am solo maa ngi ak sama consultant temps yi dafa dawoon waaye dellu si na mooy imam Cheikh Diop di sama consultant bokk aussi AES mooy association islamique du Sénégal nekk imam ratim aussi ci Kër Mbay Fall imam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak waa Sénégal. waaleykum salaam wa rahmatulah Almas ñu ngi lay fay nuyu bu baax a baax di nuyu suñu mbokk yi mbokkal taabal ji di ñaan yàlla mu doon yërmande sunu soppee sunu xarit Cheikh Mouhamadou Amine Niass. yal na ko yàlla doon yërmande. kër gi mu bàyyi gannaaw yàlla bu ko seetaan dugg. yal na ci yàlla teg loxo ndey jooram di nuyu mbokki jullit yëpp àdduna juróom-ñaar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf imam Cheikh Diop moo consultant maa ngi lay ziar bu baax di jox kàddu gi abbé abbé Jacques Seck kenn dootu ko présenté Sénégal moom bokk na ci référence ci réew mi. mais bokk na ci aussi ñi symboliser dialogue islamo-chrétien fii ci Sénégal abbé maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak waa Sénégal. béréb bu sell bile ñu daje ndax lu ñu fi wax rek Sénégal gën a jëm kanam. waa Afrique noire yëpp yëg nañu ne. ni ñuy dialoguer fii Sénégal. amul ñaar ba ñett dëkk yu ko am. dëgg la muy may yem yàlla. yal na yàgg ci réew mi. amiin nga ne bi xam na ne yàgg naa ko xam ak ñëpp. kii laa xam bu baax parce que les jeunes mais. doyen yëpp amul ku ma ci xamul ndax dañu naan ñoom ay yëpp yoon. yal na seen ñaan ak seen ité dem ba Sénégal. dem ca kanam. nekk modèle ci Afrique noire. amiin jërëjëf abbé kàddu gi rafet na moom tout le temps moom c'est un rassembleur foo ko fekk mi ngi dajale mi ngi ñaw diggante yi ñu jox kàddu gi Mame Matar Gueye bu Jamra moom daanaka émission bi du ci gan doyen maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu waa Sénégal. waa kay jërëjëf Mass Mboup xanaa di beral loxo rek beral nuyoo suñu doyen suñu nijaay abbé Jacques Seck ni mu ko waxee noonu la ñun Jamra ak moom daje nañu ay yoon ci ay plateau yoo xam ne wax dëgg yàlla jàngat yu bari lañ ci am. xanaa mënuñu ginnaaw bi ñu ko ñaanalee mu eggali seen weeru koor ak jàmm. ñaan yàlla mu saxal ko ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg lool tubaarkàlla. oustaz Cheikh Diop du ma gan ci moom itam. ak ki ma féete càmmoñ di suñu nijaay imam Youssouf Sarr. ndax ñaari jëmm a ngi yoo xam ne wax dëgg yàlla saa wu réew mi soxlaa. ku leen gindi. ndax xel yi ëlëm nañu. alors ñoom seen wàllu bopp ils sont toujours présents kon ñoom itam yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. amiin ñu am yaakaar ne nag xëy na plateau bii ñu seq. incha allah ñu ñaan suñu borom mu jubal kaddu yi. leeral xel yi. amiin ndax kaddu gu fi jib rek mën a doon loo xam ne daf ñuy jariñ ñun d'abord ñu nekk ci plateau yi. jariñ itam suñu mboolem téléspectateurs yi incha allah. jërëjëf Mame Matar Gueye bu Jamra moom déjà def na ci sortie bu am solo. ba wax ne ba def appel ci
nitu diine yi pour ñu xoolaat situation dëkk bi damay jox kàddu gi imam Youssoupha Sarr moom moo jiite aussi fédération des consommateurs association yëpp yi ëmb wàllum consommateurs yi moo leen jiite ba pare nekk koo xamante ne bu dëkk bi aussi yëngoo di nga ko dégg faral di dégg muy génn di wax di luy dalal réew mi imam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ko waa Sénégal. salaamaaleykum wa rahmatullah El Hadj Mass maa ngi lay nuyu. la sant di nuyu kilifa kër gi. ak collaborateur am yëpp. di fàttaliku comme ni ko suñu mbokk waxee. ki sañ kër gi. di ñaan suñu borom mu yokk ay leeram. ndax moom bay na waaram. ci fi mu nekkoon. kon yan duñ ko fàtte mukk buñ toogee fii. di ziar aussi abbé. di ko ñaanal yàlla guddal fanam. ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam itam yàlla barkeel leen ba liggéeyam ci ñoom. yàlla nangu di itam beral ñoo itam suñu mbokk di suñu lépp. El Hadj Makhtar Guèye nga xam ni moom ku nekk xàmme na ko ci combat boo xam ni ñun ñëpp la waroon te moom bés bu nekk ñu dégg ko ci ñu gis ko ci wax dëgg yàlla loolu ñu ngi ko ciy félicité te di ko ci encouragé di ñu mbokki téléspectateurs yi di ñaan suñu borom ñu dara tawul jataay bi yàlla bokk ci jataay yi nga xam ni dana seral réew mi ba ñi nga xam ni dégguñu woon dégg ñi xamul woon xam ba lépp lu nga xam ni day nekk jàmm réew mi ñu sax ci dàkk ba fi ñu toll ñu weesu ko yal na yàlla boole ñu jàppale. jërëjëf imam Youssoupha Sarr kon mbokk yi gis ngeen invité de marque yi ñu am ci plateau bi comme ni ñu koy faral defee tous les vendredis thème bi nag thème bu am solo la parce que buñ ne les religieux au Sénégal rek sa xel danaan yar ci kilifa diine yi muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy Kaolack muy Médina Gounass muy Layène suñu mbokk jamaa ibaadu yi ba suñu mbokk chrétien yi ñun ñëpp dañu tënku ci diine Sénégal nekk ay kilifa diine mais ñu gis ne jamono ji bëgg nañ ñu waxtaanee seen rôle ak seen responsabilité ci lii xew ci réew mi li ay di jàmbat muy les tensions sociaux et politiques parce que dëkk bi dana yëngu te bu yëngoo dañuy faral naan ana kilifa diine yi waaye nag kilifa diine yi ju ko wax waaye bala dëkk bi tàkk parce que dañu am li tubaab di droit de veto dañu ko am ci réew mi ba saa yu ñu àddoo rek ba seen gis nañ dossiers yu bëri tey jii Touba lañ ko réglé dossiers yu bëri Kaolack lañ ko réglé dossiers yu bëri Tivaouane la jëm wala Layène wala dana def tour kilifa diine yi ñu soog cee président soog cee teg conc gis nañ aussi tey jii ñu war ko waxtaanee muy relation entre politique bi ak religieux bi parce que politique dafa am nu mu mënee mais religieux aussi dafa am lu mu am ci biir askan wi muy kaddu te du politique yëpp ko am souvent tey di nga gis mbir mu am coow ci dëkk bi nga gis dossier boo xamante ne kañu tooñ day daal di jékki-jékki daw dem seeti abbe mbaa mu daw dem Touba am na lu tax mu dem foofu mais est-ce que tey kilifa diine dañoo war a intervenir ci ku tooñ laqatu ci ñoom benn ñaar est-ce que tamit dëkk bii nga xamante ne mooy Sénégal te bés bu Sénégal tàkkee amul kilifa diine amul kilifa aada ñëppay loru ñuy situation boo xamante ne ñu ngi koy dund jamono ji dem na ba ci dossier Ousmane Sonko bi muy coow loo xamante ne dégg naa am na ñu ci jox jàmb pour seral ko waaye mu nekk loo xamante ne aussi ñu ngi ci xaar kilifa diine yi waaye arrestation biig ci guddi ñu jàpp Assane Diouf jàpp Guy Marius Sagna jàpp aussi Clédor Sène muy doon loo xamante ne tey jii ñëpp a ngi naan dëkk bi mbaadu tàkk kon nag ñu ciy xaar kilifa diine muy débat bu am solo mais avant ñuy dugg ci débat bi dafa am benn élément boo xamante ne yaakaar naa ne suma réalisateur Serigne mi ngi ak moom dama bëgg ñu dem seetaan ko daal di dellu si waat ci plateau bi soog ubbi waxtaan wi Serigne à vous. ñëpp war nañu taxaw temm ngir jëmmi yàlla ak topp ndigalal yàlla. ñun ñëpp war nañoo taxaw temm ngir jëmmi yàlla ak topp ndigalal yàlla. lépp loo xam ne mooy suqali Sénégal. lépp loo xam ne mooy suqali réew mi. ñun ñëpp mu nekk suñu itte te bàyyi xëccoo bi ak ŋaayoo bi. ñun ñëpp nañ ko def muy suñu yitte te ñu bàyyi xëccoo bi ak ŋaayoo bi. maa ngi leen di ñaan ngir jëmmi yàlla ak yonent bi. ñu ne mi ngi ñaan ngir jëmm yàlla ak yonent bi.
akuk bokk. akuk bokk. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu bootu ci seen gannaaw. yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te booti mbooloo ci seen gannaaw. ak ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi. ak ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi. ñun ñëpp ñu taxaw ngir jëmm yàlla jéem a sabe Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xam ne danañu ñëw suñu gannaaw yàlla nañ ci yàlla defal. ñëpp nu bokk taxaw jéem a sowe réew mi sowe sunu koom-koom yi ci nekk sowe ko ndax sunu sët yi ñëw sunu gannaaw. te yàlla kat. kenn gënu ko mën a atte. yàlla rek a mën a atte. na ngeen ñu dimbale leen yàlla dimbale ñu. nee na ngeen ñu dimbale leen yàlla dimbale ñu. ñu xam ne amuñu benn bateau bu dul Sénégal. ñu xam ne amuñu genn gaalu géej lu mooy Sénégal gi. suñu adduna ak laaxiraa ngi ci. suñu adduna ak suñu laaxira ci la nekk. ñi ñu yaakaar ngi ci Sénégal. ñi ñu yaakaar ngi ci réew mi. su ko defee. jéem leen ngeen góorgóorlu not bakkan yi yal na yàlla dimbale ñu dellu ca nañu meloon àndandoo. maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ku bokk ku dëkk. sëriñ baa ngi ñaan ngir yàlla ku bokk ak ku dëkkandoo. ak kóolëre gi dox sama digganteeg yéen ak cofeel gi. ak kóolëre gi dox digganteem ak yéen ak cofeel gi ngeen ko sopp. ngeen taxaw régler situation bi balaa yàgg yàlla ci yàlla dugal loxo. ngeen taxaw régler yëngu-yëngu yi balaa yàgg yàlla ci yàlla dugal loxo ndimbalam. billaahi. xarafu ngiñ la mu ngi giñ. wa tallaahi. mi ngi giñ ci tallaahi. wa wallaahi. ak wallaahi. su leen yàlla gëne leen seen bopp. bu leen yàlla gënaloon seen bopp. réew mi gënal leen seen bopp. réew mi gënal leen seen bopp. situation réew mi gënal seen bopp. nee na mbirum réew mi itteel leen gënal leen seen bopp. lépp dox. lépp dox na ko. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu ba liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple bi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala la ilaha illallah. allahumma salli ala la ilaha illallah. allahumma salli ala allahumma salli ala allahumma salli ala kaddu yooyu man dawloo na sama yaram parce que maam Abdou Aziz Dabakh ñu ngi fàttaliku le 23 juin moom moo réglé problème mu 23 juin te ma nga woon bal sax tëdd Sénégal soxla ñu mel nii génn wax dégg ngeen kàddoom yi abbé dégg ngeen kàddoom yi imam sama consultant dégg nga kàddu maam Abdou Aziz Dabakh yi bi wax ak député yi assemblée nationale. ci loi bu ñu war a voté te ñu toll ci instant bii nii lan la ñuy xaar ci kilifa diine yi ci situation politique ak sociale bu Sénégal. Baye Mass maa ngi lay waxaat waaleykum salaam di la ñaanal yàlla sutura bu baax a baax ak dëgër parce que yow yaa ngi def lu rëy yaa ngi xeeb sa bopp mais régulateur nga yow tamit. xam nga baatu régulateur cosaan bi appareil la boo xam ne. dafay intervenir automatiquement pour corriger la tension électrique. c'est un appareil qui a un rôle comme ça. absolument boo fi defee rek bu courant bi coupé. bu desewaat ak doole moom moo ko naan nag. wàññi ci li war a dem li war a toog mu toog. absolument loolu mooy rôle lu nitu diine. kan mooy nitu diine. mooy nit koo xam ne yàlla ko gënal àddina. mais yemu ci deuxième bi mooy dafa xam diine. day jàng. li kenn mënta vérifier ci moom nag faw ñu soxla ko mooy faw mu ragal yàlla. te neexul vérifier. kooku nitu diine parce que affaire xol la. mais pour nga camper débat bi. l'histoire se répète encore. biñ tumaalee yaay Aïcha radiyallahu anha ci ne benn waaye dafa ànd ak moom ñu séq dara. soxna yonent Yàlla Muhammad la. dafa am lu ma soxla ci séquence boobu rek dafa am ku ñuy wax Abu Ayyub al Ansari. moo dalaloon yonent Yàlla Muhammad Madina Munawwar moo ko dalal këram amoon na R+1. ci banco. moo ko dalal këram. bi coow li jibee dafa ne hada buhtaanu azim. pour régler pour apaiser la tension. moom li mu wax mooy li warul nekk débat. lawlaa iz sami'tumuuhu aka ne ko bi ngeen déggee lu war a taal réew mi ku nekk wax lu baax.
xoolal yàlla bi mu agi dans le Coran. il a répété les paroles de Abu Ayyub al Ansari. tellement que moo joxañ nitu diine moom yàlla de. wan leen ni leen lu fi yàqu yéen nitu diine yéen la. ay parce que nous jouons le rôle d'Allah. yombul sax mais loolu la ñu nattoo ndax alxuraan la ñuy xoole imam. sëriñ daara bi xalifa général bi alxuraan la ko far de. alaaji Maalik Xaadimu Rasuul ñu ci yàlla yooyu. ñoo ceddo ñoo fi nekkoon. lan moo tax bu ñuy ziar duñu dem ziar bàmmeelu ceddo ya. alxuraan rek moo leen jox dañ li ñu am. dëgg la Hadj Abdou Aziz mii tur wi mayu ko li mu am sant wi dafa am lu mu def. dafa def il a œuvré. absolument. maanaam nitu diine day xam ni mbub mu sol ki ko jox mooy yàlla. ku ñu sumil sa dàll sa buntu di la jox addiya. amatoo droit seetaan lu ñaaw ci pénc bi. kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu. yàlla dafa am ay nit yu mu wax ne bu leen napp samedi. njaay ni rocceeku dem napp samedi. ni ñu nappee samedi mooy dañ ne géej gi la yàlla wax bu ko laal waaye ñun nañ gas suñu pax fii. bu géej gi yëngatoo jën ñu daw dugg fi ñoo ko moom ñun nappuñu. biñ ko defee am ñu leen ni. ñun lekk ñu ci jën ya. am ñu ne ñun non seulement ñu lekk mais dañuy génn dëkk bi dem. am ñu ne lu ngeen def baax na. ñu lekkoon ca jën ya da ngay gis kër goo xam ne papa bi mooy nekk golo parce que moo lekkoon ca jën ya. ndey ji nekk jabar nit. bu xëyee nuyu ko mu ne ko yëgal gennam golo njaay xam nga golo njaay lay sant. waaw déet yaa ko sañ maanaam li tax ma wax loolu mooy. jóobeen nga. alxuraan nee na. bokk na ci yar boo xam ne li tax li ko indi leen rek la. mooy ñoo xam ne duñu terante. il ne s'interdisait pas. de ce qu'il faisait de blâmable. maanaam lu ñaaw li am ci penc mi ñëpp seetaan. kenn du ci yàlla nee na bu yar bi ñëwee. ñëpp lay duma. danaa duma ku kenn jàppale woon ne war naa ko duma. mais kan mooy homme religieux mooy ku sérieux. homme religieux nekk war a nekk dóorkat. warul nekk truand. warul nekk tappalekat. warul nekk kuy wax pour intérêt. ok day wax loo xam ne bu jibee rek jusqu'à présent Hadj Abdou Aziz xol yëpp lay tooyal. parce que yàlla la doon waxal. il a dit benn baat la wax rek mu ne dimbali leen ñu dimbali leen ñu dimbali Sénégal. ça c'est trop beau. dimbali leen ñu déglu ñu parce que l'État doit écouter l'homme religieux. il doit le respecter. il doit le consulter. fi may daanele rek. mooy xoolal li nga brosse rek dem mooy vaccin yi. lu gënoon a gaaw woo ñoom abbé. woo imam yi woo sëriñ daara yëpp. dans toutes les régions. nous avons 14 régions. 45 départements dans le pays. ñu jël département bu ne 5 imam 5 sëriñ daara ay prêtre ñu daje ci palais ba toog ñu teg vaccin yi. président Macky Sall ne salaamaaleykum man maa leen woowoon pour consulter leen. leen rek laa soxla mooy lu ngeen bëgg a laaj ci vaccin yi laaj leen ko docteur yaa ngi nii maa ngi nii ministre yaa ngi fi ñu tontu leen. mooy gën a gaaw. mais il y a trop de questions autour du vaccin. trop de questions boobu moo tax ñu bari ragal ko. ok et lu yomb la. donc ñi nga war a jox baat déglu leen aussi bu leen déglu rek mais buñ la waxee dëgg def ko. def ko jërëjëf bàyyi maas ba ci kanam. jërëjëf campé nga débat bi ci kàddu yu am solo ci kan mooy chef religieux kan mooy kilifa diine mooy lu ñu mat a xam ci réew mi ak naka la war a doxalee. dama ñëw ci abbé. abbé gannaaw bu ma la nuyuwaatee jox la sa wàccuwaay. lan mooy ci tension politique. gis nga coowul Ousmane Sonko bi dégg nga ko. ñu bëri ñu ngi xaar tey ji kilifa diine yi naan waa du ñu jóg wax. ci lii balaa moo taal réew mi ndax génn nañ fi taal ay station génn nañ fi yàq alalu jàmbur. waaye tamit nag kilifa diine warul seetaa tamit injustice ci réew. lan la ñuy xaar ci kilifa diine situation bu mel nii. comme yàlla ñu tedd na. nit ñi nangu li yàlla def ci ñun. teg ñu fi. ñu jiite. ñun duñu xaar ba mu dakka ba pare su ga ñëw déedéet. buñ ko yegee. te mun a def quelque chose. dañ koy def. man mii duma gën a Tiwaawoon fa laa bokk. Touba nag fi ma teg Serigne Touba ñëpp xam nañ ko léegi nag gis nañ may dem. su ma wala xam nañ ko mooy Tiwaawoon rek parce que le premier imam de Touba Almaya Babacar Ndour avait épousé ma sœur Tening Seck qui va dire Aminata. boo ma nekk xaleel kon foo fa laa bokk. fa nga bokk waaye nag. xam naa ne alquran benn la. du ma jéem a xaaj Serigne si dégg bala may gën a kontaan Tiwaawoon Tuuba ak Njaasaan gën a déggoo.
parce que boo fi gisee di Sénégalais wéeti musulman la ñu. bu dara ñaawee ci ñoom du sotti di. du sotti kon nag bu ma ñaan saa su ne. bu ma ñaanal diine yi ak ñi leen jiite ak imaan yi. parce que fàtte ne man son papa. animiste du moom bu jigéen c'est premier élimaan. tax mu nekk musulman. waay pour mon papa ak suma jigéen bi lu rafet rek laa mun a wax ci alxuraan ak ay waaw. maa ngi ci. yàgg nga ko wax sax. taxoon na sax benn bés. suma doom Oustaz Ndour. ma ne ko Oustaz mu ne ma ne ko dama gënta nga dem ma mu ne papa fan laa koy jëlee ma ne ko yàlla signé na ko ci sama loxo benn baas may na ma bii am demal ma mu jooy ma ne ko bul jooy di. waaye boo demee nag na nga daal xeer ba ñaari yoon. benn pour yow benn pour l'abbé Jacques Seck. ku munoo dem Makka foog nga laalal ma xeer bi. lii mooy Sénégal. ñu bëgg nag di ñaan yàlla ba kenn du ñu ko yàqal nag. lii du da ñun ñi nga xam ne ñooy nag kamag. suñu doom ak suñuy seet yëpp. toppa ñu beraw ñu ci gën a déggoo bi. parce que allahu ahad. aljana ahad. waaye bu ñu kenn xaaj. wallaay ndeysaan may magum foofu le. jërëjëf Abi may du ma la bàyyee foofu. parce que sa kàddu dafa am solo ci réew mi loolu. Abe. maanaam tey jii lii xew ci réew mi. maanaam situation yu mel nii. imaam mu ngi koy junj sànq. mais loolu tey jii yéen église bi ak kilifa diine yi. ban taxaw ngeen ci war a est-ce que waroo leen yor alerté. maanaam boo leen xaar ba dëkk bi tàkk ngeen soog a jóg. c'est ça. moo tax ma ne buñ ko déggee. mu xiin ci suuf. comme mosoon naa nekk vicaire général. ma woo Benjamin Ndiaye. mu ne ma mais est-ce que dégg nga li ñuy wax ci ma ne ko ci ma ne ndax déggoo coow ci réew mi. ne kañ ma ne loo ci def mu ne ko ñaan naa te woo naa ay nit yónni leen ci sutura. waaw am loo xam ne dañ koy liggéey te duñ ko jaay ci mbéydam yi. am loo xam ne nag wala ma gën a baax mu jël micro bi nee na yéegu ma ko waaye yëg na ko nee naa chrétien yi. bokk ci réew mi. su fi yàqu su fi dara yàqu yi ñooma. parce que bu ñu fe ñu xam ne waaw kër ba ma wax. Abe waxoon na. ñooñu na fe def ba loo xam ne ci réew bu ndaw ci village yi. ci réew yi ak chef la foog bëgg na jëm kanam. parce que bu ma nekkee suma diine rek. coow bi commencé ma bàyyi ba mu tàgg nga soog a wax. waaw c'est trop tard. amul sens. jërëjëf. te waa dëgg li ma gis Sénégal. chef musulman imam ak l'abbé yi ak sa cosaan. wax dëgg kenn gënu leen a jégal réew mi ndax dara du fi ñaaw incha allah. incha allah jërëjëf Abi jërëjëf kaddu yi gis nga kaddu yi dalal réew mi la waaye nañ ñëw gën a xuus ci débat bi parce que tey moom dama bëgg tey ji comme sama waxtaan moom damay bëgg tout le temps muy leer ñu ciy dut baaraam. damay ñëw ci Mame Matar Gueye bu Jamra mais Mame Matar dama gis nga def benn sortie alerté parce que ku lay suivre là kuy fréquenter aussi réseaux sociaux yi nga def sortie ci Facebook wax ne kilifa diine ñu ngi leen di woo. da nga leen jaajëfal ba noppi waaye da nga leen wax nag ñu ngi leen di woo ci situation réew mi ñu jóg wax ndax dañoo war a wax lan moo war a sorti boobu. waaw d'abord il faut que ma rafetlu fii suñu nijaay Abbé daanele. ndax wax naa ko sànq nitu diine kilifa diine. ak diine boo war a mën boo bokk. da nga war a am une position transversale. ce n'est pas un hasard. te moom dana ko confirmer rahmatullah alayhi Abdou Latif Gueye bi sos Jamra bokkoon na ci ñi doon surnommé Abbé Jacques Seck le prêtre musulman et l'imam chrétien. waaw kay. loolu jeexal na le prêtre musulman et Abbé du noonu. le prêtre musulman et l'imam chrétien. donc moom il a une position transversale. day dem Touba day dem Tivaouane fu am dëj mu dem. noonu la kilifa diina di def. bi ci mujjee mooy bi Pape Mali génne àdduna. ci ñi jëkk yëkkati kàddu. ci jàngu bi. wax ju rafet. bi ñu caricaturé Seydina Mohamed. ba umma islamique bi yëpp jóg ñu woote rassemblement bu mag a mag. Abbé Jacques jóg ne ñi def lii mënuma gëm ne ay chrétien lañ mënuma gëm ne ay jullit lañ. gëmuñu yàlla. kon nag Abbé position boobu bul ci jóg. merci beaucoup day ràbb rek. ndax Sénégal moom benn bopp la kenn du ko xar ñaar. alors li nga wax léegi defe naa ku ci nekk ci ñun. donte le du ñu ay historien. ku ci nekk ci ñun lu sa àlluwe gàtt gàtt ci wàllu taarix. di nga nangu ne
Sénégal ba mu dee Sénégal ba tey kilifa diine yi mësuñoo yàccaaral chaque fois bu dëkk bi soxlaa artu ndax am nga sa benn naataango un grand éditorialiste buy wax ne ku artuwul di nga atte ñoom mësuñoo jóg ci artu xanaa dañ leen di ñàkk bañ a dégg xanaa dañ leen di tànqamlu waaye mësuñu see jóg daf may fàttali sax ndem si yàlla si Alaaji Bassirou Diagne qui était un ami de Abbé bokk ak suma yaay ndey ak baay le défunt grand sëriñ am na baat bu mu daan faral di wax chaque fois bu communauté bi levee am yëngu-yëngu dafa ne waay boo ñëwee ci ak pénc fekk ñëpp di xeex ñii ngi poñante ñii njattante ñii di dóorante nee na lu muy bon na am ku démarqué wu féetewoo atte waaye bu ñëpp di xeex mën na tukkal àdduna suñu kilifa diine yi position boobu la ñu am ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla dëgëral leen amiin ci seen recul boobu li tax ma ne lu waay gàtt àlluwa ci wàllu taarix ci wàllu histoire di nga nangu ne kilifa diine yi mosuñu see jóg si di artu benn laa ci cité rek te dafa dëppoo contexte bi mbas mu metti bi fi amoon en 1914 ñu di ko wax peste bi waaw gën a garaaw junni yoon coronavirus ndax dañuy wax ne ci rongeurs yi la jógee xeetu kañe yeeg jinax yi jamono boobu Dakar bariwuñu 30 000 habitants la uteeg les 3,8 millions yu tey yi waaye lu muy gàtt peste bi def na 2500 morts ci weer yu gàtt ñu répartir ko entre 1100 morts Dakar 1400 ci village traditionnel lébu yi Wakaam Ngor Yoof gouverneur Dakar dal di jóg nag William Ponty nekk ku raciste daal di ne feebar bi comme que question cet la ñii c'est parce que les indigènes sont sales waaw kon nag nañu leen génne centre ville alors daal di def benn arrêté ne toxal nañ leen foofu lébu yi tuddee foofu tille yi ne nga xam ne da nga daan toog Dakar di dégg tille yi di yuuxu maanaam mooy chacal nañ leen toxal foofu ingénieur yaa nga fa urbaniste yaa nga fa dañ ko aménager ñu toxal leen foofu parce que sinon toute la population va mourir lébu yi jóg révolté wu ne du ñu dem tubaab yi nag am caay-caay gu day ni yabal ay saay-saay comme ñoom ñuy dem di incendier këru lébu yi jamono boobu kër yi baraag la wala néegu ñax daal nañu d'après gëstu yi professeur Cheikh Anta def ak ki Sall Assane Fall 1600 junni ak juróom benni téeméeri kër taal nañ ko ñoom ñu bañ rek ne duñ fi jóg yéen tubaab yi yéen ñu fi fekk waaye on était au bord de la guerre civile mais lu muy bon ci fukki penc yi ak ñaar am na ci juróom benn yoo xam ne daal néewal nañ leen doole ba toxu nañu til leen mu di Jekko Kaay Ousmane Diène Ngaraaf Cëriñ Bëkkëna ak Sanc ba ñooñu kot ñoo dem Médina mais yeneen juróom benn penc yi ñu ngi fi alors juróom benn yi toog fii nag ne seen bakkan lañ ci teg duñu dem tubaab yi lu ñu def d'abord dañu interpeller le premier maire indigène de Dakar mu di Blaise Diagne qui venait d'être fraîchement élu comme le premier noir buy représenter Sénégal au Palais Bourbon ne ko kaay dimbali ñu wax ci ñii mais comme que Blaise il avait des principes te interpopulation bi moom lay mettre en avant il était du côté des révoltés ne duñ fi jóg tubaab yi bàyyi Blaise Diagne ne ko fa ñëkk xool biir Dakar mu am benn kilifa diine bu fa nekkoon muy Seydil Hadji Malick Sy ñu dem sàkku ci moom mu artu ndax lébuy armé woon nañu ba noppi ne dañuy xeex ak tubaab yi jaral na leen seen teg c'est Hadji Malick recevoir délégation juróom benni penc yooyu ma lay wax penc mooy circonscription rek ne fan la tubaab yi bëgg leen toxal mu ne fële ñuy wax Tilène waaye le gouverneur de Dakar débaptisé na ko par arrêté en date du 19 septembre 1914 tuddee ko boppam donc foofu mu ngi ko tuddee Pontiville d'accord c'est Hadji Malick ànd ak ñoom ne leen dem ngeen wan ma fu Pontiville nekk gars yi ñëw ba fi tolloog stade Iba Mar boobu ay alkaati fa dëkk ay cité policier ñu jàkkaarloog place bi tubaab yaa ngay defar rek di kii mu ne leen fii mooy Tilène ba woon te tubaab bi tuddee ko Pontiville mu ne waaw mu ne dañ leen fa bëgg a toxal par force mu ne waaw
mu ne yéen ak ñoom ko ëpp doole parce que yéen a nga ay jaasi xam nga borom jaasi ak borom fital moom li ci yàlla xam doy na ñu ne ñoom mu ne waaye ku gëm yàlla léeg-léeg da ngay def li ñuy wax concession mu ne Seydina Mohamed ba ko Xuraysh mécréants yi néewalee doole suñu borom subhanahu wa taala moo jëkk def preuve de stratégie ne ko gàddaayal pas pour daw mais pour prendre du recul nga utiwaat doole nee na en 622 la gàddaay jógee Makka dem Médina kon yéen tubaab yi dañ leen gàddaay loo par force kon fii tudde naa ko Médinatul Munawwara est-ce que donc yëf yi seddaat benn exemple nga bu wane ne même autorité coloniale bi fi jiitu suñu autorités yi tey nangu woon nañu ne autorités religieuses yi c'est des facteurs de stabilisation looloo tax Sénégal muccoon en 1914 ci guerre civile mais Cheikh Anta bind na professeur Assane Sylla bind na ne guerre civile mënoon na am jamono di daw a daw ba ci suñu période rahmatullah alayhi sëñ Abdoul Ahad Mbacké bi ñu daan boole élection législative ak présidentielle di ko couplé en 88 tout le monde sait que Dakar était à feu et à sang ndax les résultats étaient contestés ñu bari nañ Ablaye Wade moo gagné woon ak dañu wëlbati résultats yi dëkk yi bëgg a tàkk Touba la toll woo taalibeem Ablaye Wade tëjoog moom la ñu wax ne nag kenn xamu ko waaye toujours est-il que ba ñu fa jógee ci la Ablaye Wade teg gànnaay Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh bii nga cité léegi defe naa cassette bi document historique la ndax wax ba xaalu ba yuuxu te bettuñu ndax am na dañu am lu ñu dagg waaye avant muy wax muy egg ci niveau bii dafa ni Sénégal jàmmu Sénégal itteel na ma itte boo xam ni bu yàlla dogaloon man nekk ci situation doon bëgg a deeg mar te fekk kaas bi ma yor benn guuxu ndox rekk ci de te bu ma continuer nii mën naa si ñàkk sama bakken guuxu ndox bi bu ma ko naanee sooy waaye Sénégal di tàkk bu dee guuxu ndox bi mën na fay lakk wi je préfère jël guuxu ndox bi sotti ko lakk bi fay man sëñ Abdou Aziz Dabakh ma dem barsax kon ku mel noonu bu xaaloo ndax di ñeewantal réew mi ñu xam ne dëgg la kon nag fi may tëjee mooy comme que loolu réalité la boo xam ni ñëpp dund nañ ko mag ñëwoon démb ak ñun ñi tey actuellement sans compter El Hadji Bassirou Diagne Marème Diop ak doomu ndeyam le cardinal Yacine Thiandoum daan nañu sol seen dal la guddi di seeti des leaders de parti di dox di sotti ndox ay yëf di sedd alors comme que nag ñëpp d'accord nañ ci loolu ma bëggoon ñu tegginal jugement yi ñuy def ci kilifa diine yi ndax je ne t'apprends rien temps yi ci réseaux sociaux yi ana kilifa diine yi kenn du leen dégg nañu tegginal kàddu gi ndax suñu ay wasila lañ caaxaan taxu leen jóg ndax ñoom ñiy wax loolu ñoo gën a xam xel la ni amoon na fi ay jamono bu amee kilifa diine gu yëkkati kàddu dugal ko ci politique ñu ne waaye seen yoon newul ci politique waa génn leen ci politique dellu leen daara ja waaw bu sëriñ si delloo daara ja toog dëkk yi bëgg a tàkk ñu ne waaw ana sëriñ si loolu yëfu naa feq la nañ ko bàyyi nañu tegginal mais est-ce que tamit baal ma tëj rek nañu tegginal interprétation yi parce que c'est pas un hasard mais léeg-léeg nga jékki-jékki sëñ Babacar Sy Mansour ci lu àndul ak benn coow def communiqué fekk am na lu mu xam daa di ne maa ngi digal njaboot gu ne nga génne nangam ak nangam ci ay dund nga dimbalee ko ay néew ji doole maa ngi digal jullit bu ne boo jullee nga def dox sangam ci istighfar la wala ci ayatul kursi dégg nga def ko addiya Seydina Muhammad am na lu tax bu yàggul sëñ Muntaxa deful 10 jours defoon na fi lu mel noonu mais na ngeen jàng nangam ak nangam ajjuma ngeen jàng waaw kon nag ma jeexal rek kon nag ñoom la leen war ñu ngi koy def waaye ñun bokkuñu ak ñoom champ d'appréciation parce que maag yow maag yow sa champ d'appréciation ak man du dara dul xool journaux yi déglu internet et cetera ñoom beneen domaine la leen yàlla affecté dañuy yëg lu ñëwagul kon nag ñoom bu ñu waxee dañu war a wax bu ñu warul wax am na lu tax kon nañu tegginal mbir raison de plus voilà bu ñuy yëg lu ñëwagul waaw kon situation bu demee nii parce que tey jii coow war a am
xalif général des Mourides wala bu dee Tidiane wala bu Kaolack wala bu Laayeen ñu concerté wu jóg xalif général ne maa ngi coow lii may dégg bugguma kenn génn manifester bu ci coow am mais yaakaar naa ne coow du am ni maam Abdou Aziz Dabakh daan def nañu waxante wax dëgg yàlla nag yaakaar naa ne bu